bu amul benn werante loolu la ñuy ñaan suñu borom. loolu ngay ñaan sa borom Balla yow defe naa ne wàccaay bi yàgg na. waaw yow nag ñaar daf la dal. mbër nga woon. xam nga li ci wàccaay. yaa ngi préparé mbër. renvoi combat lu muy def. waaw di rafetlu question bi di wax ni rek. metti na trop. di wax ni tey li gën a metti ci àdduna mooy tey nga liggéey def investissement pendant 4-5 mois. ba ñu ne la une semaine moo des nga dem compétir ñu annulé ko. waaw nga boole li la neex. ak li la metti ak Covid bi fi jaaroon. lépp ñu comprendre ni Covid la première fois bi. ñu ñëwaat programme waat datu combat yi. mbër yi demaat commencé préparer ngañ entraînement dafa metti te mbër yi tellement que ni ko grand bi waxee bëgg victoire. te jaral na leen ñuy entraîner lu ñu am def ko seen combat. parce que loolu rek la ñu am bu ñu xëyee ñi ngi entraîner 4 heures du matin ñi ngi ci dune yi. boo ñëwee nelaw tuuti noppalu 10 heures yaa ngi saal ba midi wala 13 heures. boo ñëwee añ tëdd nelaw. bu ngoonee yaa ngi contact 16h30 ba 19h parfois 20h. boole ko di dépenser énergie di dépenser xaalis ba mu desaat une semaine ñu coupé waat combat bi. déjà moralement rek. nit ki bu dëgërul psychologiquement mun na fa jaare sax carrière am waxuma sax combat boobu. mais carrière am mun na fa jaare wala ay ambition passion bi muy nourrir ci bëree at ci carrière am at ci li nga xam ne tey mooy suñu sport national. tey loolu yëpp mun na ko wàññi parce que aspect yi dafa bëri. ñu muñ loolu yëpp nekk di jàpp di boole suñu siddéem ak suñuy daxaar. di xaaraat ñu programmé waat nga utiwaat yeneen moyen te xale yi dañuy wut moyen dafa am ñu leen di jàppale. parce que à un moment donné premier combat boo ko préparé rek sa xaalis jeex na. nga defaat deuxième préparation kon xale yi tey def nañu ñetti préparation yoo xam ne amul benn accompagnement amul dédommagement amul sax le mot pardon les jeunes lutteurs amul. bu jógee fan. bu jógee ci ñiy décider. parce que du mbër yi ñoo arrêté combat. du CNG ñoo ko dafa am ñu ko décider. c'est l'état. mais tey je pense que l'état bu toogee di jël ay décision war na am ay réflexion yu bari war na am ay garantie war na am ay accompagnement yoo xam ne tey mooy gunge yooyu. mais yooyu yëpp amul ñu boole lu ñu neex ak lu ñu metti di waajalaat combat at Siteu vraiment instant yi may wax ak yow. ñi ngi sant yàlla bu baax ñi ngi suñu rythme. ñi ngi waajal ci côté psychologie ci côté entraînement ci côté lépp ñi ngi waajal. ñaan yàlla nag bii paa moom ñu àgg ci bés ba daal ndax xale yi sonn nañu. vraiment dem nañ sax ba war a décourager. mais ñun ñi nga xam ne ñoo leen wër. ñoo ci topp pour xale yi bañ a décourager. parce que ngay préparer combat at ay manque de moyens at ay difficultés at ay problèmes yi nga xam ne tey ba pare amoo assurance que 100% sax ndax di nga bëre tout ça c'est un peu beaucoup. dafa bëri mais ñi ngi sant yàlla bu baax a baax. ba ñu waajalawaatee combat bi ñaan yàlla nag comme ni ko grand bi waxee. donc àgg ci bés ba at jàmm d'abord at bonne santé. ñaan yàlla nag sunu mbër. vraiment la ñu waajal ci moom def ko bu ñëwee ci combat ba mu répété ko mu doon ay ndam ñu ànd yóbbu ko parcelle. waaw loolu nañ ci ñëw ci kanam léegi. dinañ ñëw ci dañuy dellu rek ci temps fort yi diggante Siteu ak Papa Sow bu ko defee ñu dellu si waat nag ku ci ne wax ni mbërëm waxee ak commentaire yi ci am. jaam sababu la mën dinañ liggéey lu ñu war a liggéey lépp yàlla mi mu am ndam di maye ndam yàlla ni yàlla may ndam. te muy li gën si ñun incha allah. lamb ji du nekk lamb ju yomb lamb ji lamb du ko dàq lamb du dàq loolu Pa Abdou Fall lu mu pare na ko yokk dégg nga li ma la mën a wax ba wax la mooy. li ko talee jàmm gën Sika Mbaaw jëm sam-sam ba dem Mboro sama fan si club yëpp maa leen di woo waa Jongwaar waa Joal waa Kaolack. maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ba Touba maa ngi woo ñëpp di wax ne bis bi dafa nekk bis boo xamante ne yow kafeewu ma ko fooyewu ma ko ku ma ko nar a yàqal ma teg la fii kafu ma ci réewu ma ci dëgg ma ndam moo ma ñor di ñaan yàlla nag mu may ma ko jaral na ma nag lu nekk kii moo ma mag fuuf te combat bi da koo jaral lu nekk
kon man mi di xale lan la ma war a jaral man mi di xale lan la ma war a jaral kii bu ko jaralee benn jaral na ma ko téeméer parce que alxuraan billaahi kafuma ci réewuma ci lu mu laaj ma def ko mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar naa di nga am fraîcheur de. yow li nga bëgg da ngaa xam fu mu nekk ñëpp nee la mënoo fa dem ngay raam di cogti di yolli di def di jéem muy métti xam-xam mi taxaw ngay xuus di jaar di tëdd heure nekk Baay Faal gëmuma succès gëmuma xaalis gëmuma dara kon kooku làmb ji moom est-ce que war na ko ñàkk. déglu nañu ñaari mbër yi Moussa. waaw bii mooy acte bu njëkk bi. mooy renvoi bu njëkk bi avant ñuy renvoyer lan nga jàng ci sa waxi mbër. non Siteu moom ñun ñoo ko yar yàgg nañoo ak moom. xam nañu fu mu war a jëm moom xam na ko ñun xam nañ ko. Siteu gëm-gëmam ëpp weesu na fii weesu na Papa Sow. Papa Sow weesu na ko. man wax naa ko si ëppante presse bi. waaw nañu yàlla defal jàmm rek non violence laay wax rek jouru lamb ji na xale yi ànd ak seen yar ànd ak teggin yéen ci kaw ko teg ci lan. ci lu ma ko teg mooy Siteu day entraîner day tëdd heure day yeewu heure day entraîner. boxe bu doy contact bu doy salle de musculation bu doy Siteu bu ko neexoon mun nañ ko ëppal nii mais poids bii ñu ko liggéeyloo ñun xam nañ combat bi fan lan la ñu jaral. bii mooy bu njëkk bi. bii mooy bu njëkk bi te moom lay maintien incha allah ba jouru lamb ja suñu borom may ñu ndam bu leer nañu. waaw Balla. waaw ni ma jàngatee ci mbëri ni ñu waxtaanee gis naa ci sama mbër vraiment mu ànd ak calme ak sérénité. mooy bu njëkk bi. bu njëkk bi waaw face à face bu njëkk bi. bu njëkk bi respecter adversaire am vraiment en tant que sportif. donc loolu aspect bu am solo la. donc di wax ni nag Papa Sow defe naa ne ku xool carrière Papa Sow xool cursus am xool adversaire yu mu bëreel. xool expérience bu mu am ci làmb ñi mu yàgg ak ngal ci làmb bés yu mu yàgg am ci làmb tey je pense que bés bii benn bés la rek ci bés yi boo xam ne tey on l'a pris avec philosophie ba pare dafa am lu ñu bëgg parce que dafa am lu ñu samp mooy Jàmbaar Wrestling Academy am benn philosophie bu bees mu nekk suñu première sortie mu nekk loo xam ne du ma wax sax jaral nañu lu nekk parce que yàlla moo fi nekk mais li ma lay wax ci aspect yëpp ci combat bi sori nañ ci lool ba nekk ci sax à 99%. nee na jox ko jóg. ba loolu ay wax la rek. Papa Sow du moroomu Siteu ci làmb bu ñu waxee dëgg ci carrière ci palmarès. ci adversaire yu ñu bëreel. mais loolu wax ko day ëpp. parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne mbër bu ñu xasee ba jëlante avance ay morom lañu. ay naataangoo lañu. kon tey combat bi ñun dañ ko jël tellement au sérieux tellement ci aspect bi nga xam ne tey. une première dafa metti te dafa neex dafa metti ci dem ci dafa neex ci jóge ci donc ñun neexu jóge ci boobu ci lañ nekk nii di liggéey et vraiment Siteu jaaxaluñu wax dëgg yàlla ku xool ñun fu ñu jaar at li ñu def at li ñu maîtriser ci làmb am nañ ci yàqin bu baax a baax ci lu ñu jëm nii nee na day entraîner day nelaw day kii bu leen neexoon sax forcer ko Sénégal mbër yëpp ay entraîner ak entraînement am ñëpp ay entraîner ñëpp ay teel a tëdd ñëpp ay lekk ba suur mais dafa am ñoo xam ne dafa am xeetu encadrement yoo xam ne bu la wëree nga nekk mbër ba pare sa encadrement xel bu ñu yor nga yor ko fusion boobu noonu ak déggoo boobu noonu ñu jëm ci combat kan la ñuy bëreel Siteu ñun xam nañ Siteu bu baax ba muy commencé carrière am fii la ñu fekk waaw ñu ngi bëre ñi mu bëreel ñëpp carrière am yëpp xam nañ ko ba fii mu agsi nii waaw donc nag di wax ni Siteu Papa Sow yëngalu ko wala ñun xooluñu Papa Sow loolu erreur la pour man ku xam Papa Sow pour man loolu erreur la Siteu dafa war a xool Papa Sow. kon da nga bëgg a wax la Moussa yow dañu nekkoon da ngeen ñàkk xam Papa Sow. Papa Sow xam nañ ko bu baax Papa Sow dugg na Lamsar gis nañ ko contre Nes. ñun jàng nañ ko bu baax xam nañu ay faible am bu baax incha allah nañu yàlla yóbbu si jouru làmb ja te Balla Diouf dama ko respecté bu baax. yaa ngi dégg sama champion la. waaw mais ñaari mbër yi. na si dal rek. nañu analyser rek. mais na ci dal rek. mais dal nag waaw na ci dal rek. yow mais xam dale ci. non dama bëgg mu dal rek. waaw parce que gis naa fu muy waxee foofu muy curux noonu bu mu fa curux. xale bee ko gën a sopp fop. xale ban. Siteu. moo gën a sopp kan moo gën a sopp Papa Sow.
lu leer laa lay wax nii te am combat bi amul lu mu ko jaralul. combat bi. waaw amul lu mu ko jaralul. moom ci mbaaru ci wàllu làmb laa wax te amul lu mu ko jaralul. moom te ñu nit ñu ngi ko ciy ñaax di ko ci préparer incha allah ñu ngi pare Alaaji Ngañ. le 5 kay seetaanal rek di nga gis Siteu bu bees tàq bu ñëw. Papa Sow mi dajeeg Balla Gaye. waaw mi dajeeg Lac de Guiers 2. dëgg la. dajeeg Jos. dëgg la ngeen dajeeg Jos. dëgg la. est-ce que dégg nga fi mu waxee moom. xale màgg na. ah. xale màgg na lu leer laa lay wax nii xale màgg na xaaral ba mu ñëw dina fecc lu neex animé lu neex xoola xale yi yaru carkindaa yi yaru mu defal leen lu leer ndam ni dem lamsaan incha allah te maa ngi gërëm Abdou Seck mi mobilisé booy jox wax kàddu bu rafet non violence Abdou Seck li ngay wax ni continuer ci soxlawuñu xeex soxlawuñu sànni xeer nañu yaru suñu mbër ñëw def lu leer nañ loolu lañu soxla ci làmb sport bi suñu sport la wane leen yar ay xale ngeen wane leen yar làmb ji seen loxo la ne mais nañ leen tey soo leen ànd ak mbër bu leen xër bu leen def dara bàyyi leen mbër bay bëre beneen mbër bi tey leen rek waaw man loolu laay dénk tarkindaa yi incha allah loolu ngay dénk tarkindaa yi yow la ngay dénk jàmbaar yi waaw loolu day wane ni rek xam nga ñun moom wax dëgg yàlla ku ñu xam ñun daanaka ñun ak suñuy supporters dañu am fusion xam philosophie ñun bu ñuy demee ñoom ñu koy demee te que ñun moom lépp li nga xam ne mooy violence bokkul si ñun lépp li nga xam ne tey ñun dañu gëm ni làmb ji suñu sport national la te ñun ñoo ko war a développer tey gëmuñu mbër muy bàyyi làmb di dem di tukki di wuti leneen bàyyi làmb parce que doo am lu gën làmb tey dafa am benn toute une philosophie boo xam ne tey ñun moom la ñuy doxee ci làmb ay image boo xam ne tey moom la ñu wane tey ñu dem ba nga xam ne mbër doon exemple ci Sénégal loolu ngeen liggéeyee ñun loolu la ñuy liggéey mooy mbër da nga foo dox tey nit bu la xoolee dafa war a naw dafa la war a naw nga war a nekk royuwaay ci communication ci doxalin ci comportement ba ci quartier ba nga dëkk tey damay rafetlu trop appel bi Moussa lancé ci non violence parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk làmb ji ñun ñoo ko bokk tey histoire u 2 heures de temps wala 3 heures de temps adversité tey Papa Sow at Siteu bu ñu bëree ba pare dañuy seetante ëllëg mën nañ tuddante doom sport la quoi foog ñu xam ni lii sport la mais souvent bu ñuy toog ñu naan làmb dañuy violent daf may metti parce que làmb pour man amul violence sànni ndox kërënke yooyu fii lañ ko fekk tey nawetaan moo gën a violent suñu arène politique bii moo gën a violent làmb mais làmb tellement que dañ ko stigmatiser tellement que lu jóg rek violence bu jóg rek ñu indi ko ci làmb te làmb il est pas violent ñu ngi des ci mbër yi waaw Siteu nee na mag la baat boobu waaw xam nga baatu mag la baatu mooy nit ki toujours rek xam nga làmb li ñuy wax ni bataille psychologique la da ngay fexe di déstabiliser sa adversaire fexe di xool point faible am di ko laal Siteu nee na papa mag la mais papa li mu ko tontu moo ëpp solo mag buy teel a tëdd toxoo naanoo baali woo taxawaalu woo ba pare régulier ci say entraînement mag boobu yaakaar naa ne dina am fraîcheur mag bu am hygiène de vie lu ko yow sportivement lan moo ko mën a noo koy jàngatee waaw loolu moom dëgg la moom mais toujours rek Alaaji Ngañ lu ma lay wax waaw làmb ji bii ñu jëm waaw làmb ji lu xeex bi bëri yëpp 3 coups la rek direct uppercut crochet lu si des yëpp ay esquive la mbala ay jàppante direct uppercut crochet amul leneen ci biir lu ay jàppante ay teq ak ay sànni mu dem fii ak fii te xale bi liggéey na liggéey boo xamante ne macha allah yàlla na bu ko cat dugg maa ngi ñaan crochet long waaw crochet court crochet long waaw yaa ma gën a xam lépp ngi ci biir mais dinaa la xamal lenn xale bi pare na ci ban côté lépp ci wàllu mystique ci wàllu xeex ci wàllu bëre lépp pare na lu leer laa lay wax nii lii étape bu njëkk bi la woon étape maa xam loolu étape bu njëkk bi la ñu waxee woon waaw boobu la ñu waxee woon maa xam loolu mais sama poulet man maa ko yor man maa la mën a wax lu ne ci moom mooy pare na ñun la 5 rek la ñuy xaar xale la lu mu wax lu leer la lu mu jaral Papa Sow jaral na ko lu ko ëpp loolu leer na nañ direct uppercut crochet loolu rek a fa ne lu si des bëre la te Siteu mën na bëre ngay combat bi projet la combat bi waaw dafa nekk projet ñun suñu projet ñun waa jàmbaar Papa Sow combat bi moom mu nekk projet personnel am boo xam ne combat bi ci lu mu jëm xam ne fi mu jëm xam ne la mu ciy def xam na la ko ca war te xam ne la koy xaar projet la mooy boo ñu ko doon tekkil mooy dafa ëmb lu bëri mooy combat la boo xam ne c'est le début du commencement su ma la nee le début du commencement ça veut tout dire donc li mu ëmb dafa bëri donc nag wax ji nii pare naa début commencement jël ci Siteu du risque pas du tout du risque Papa Sow Siteu
du risque ci Papa Sow. ok Papa Sow Siteu du risque ci Papa Sow xam nga lu tax. parce que Papa dafa am fu mu toll ci làmb. am fu mu waroon àgg. am lu ko retardel. yàlla def ñu nekk ci ay problème mu écurie détail yàlla def mu génn. gëm sa bopp nag weesuwul nga génn fenn waroon dem feneen wala dem feneen ne non damay def sama yëfu bopp. def loo xam ne dama ciy dimbali localité Parcelles. def loo xam ne tey dama ciy dimbali ay xale yu nekk sama ginnaaw ba pare. garder flambeau bi. que ni Papa Sow tey il a pas droit à l'erreur il a plus droit à l'erreur Papa Sow tey lépp lu muy def wala lépp lu muy dugg daf ci war a am yàqin. ñu xam ne fii lañ jëm risque bii moo ci nekk mais lii moo ci mën a am. est-ce que du kii loolu la lay wax moom it ci côté Moussa. waaw xam nga làmb moom dafa mel ni yéen a bokk ngëm-ngëm bi daal da ngeen ko séddoo yéen yaar. waaw noonu parce que tamit nit foog nga gëm sa bopp. waaw nit ki boo nekkee ci dara. foog nga gëm ko pour mu sotti yàlla sax boo ko gëmul du la jëriñ foog nga gëm li nga nekk te ñun si lu ñu nekk dañ ko gëm tellement que ànd cee xel mu dal ba pare am ci vision bu claire ba pare on travaille tous les jours lu jëm ci bés bi bañ koy arrêté. bañ koy arrêté bu mujj bi nii mujj waaw. ñoom xamoon nañ ni. pareeguñu. ñoom seen wàllu bopp. waaw xamoon nañ ni pareeguñu. waaye yow déggoo li Moussa wax xanaa Balla. non bañ koy arrêté laa la wax ci bu mujj bii. waaw lu leer làmb laa lay wax. waaw. bañ koy arrêté ci mujj bii. bañ ko annulé ñoom dañ ne alhamdulilah dañ sant yàlla dem. defar juwaat ndax lan ndax jekkuñu woon. bon ñu dem seetaani ñaareelu jàkkaar